ji itam ci bëccëgub tey bi client yi nekk ci banque yi ñoom dañu ne dañuy déposé xaalis li ko sabab nag moo di dafa am ay banque yoo nga xamante ni lii waa BCEAO sàkku ci ñoom ngir ñu wàññi yenn ci seen i biir defuñu ko dañuy doxalee nu leen neex loole nag ñey jëfandikoo ay naqarlu ba tax ñu niki tey ji Ndeye Dime Ndaw dinañu nettali leen naka la doxadale li ci yéene kaay yeeg El Hadji Ahmed Aïdara waaye lu ko saaru tàggat yaram ak soxna Falken lay doon daan lay sàkku ci yéen ngir mën a dégg ci yaatal geeg faram fàcc amati yéene faram fàccee xibaaru digg bëccëg gi ci région urbaine du Sénégal ñu di ko door rek kat saako ci moom mu tekki ndomb mooy jëwriñ ñu nekk lépp laaju ci wàllu njàng meek njàngale mi dañu ne sëriñ bi dara rax ci dool itam ni muy doxalee njàng mi fa mu ko jëmale ci yoonu ko sànkute la Omar Wari Zoumarou moo xam ne lu ne mel ca Bignona nag fa nimmiku yenn ci ay syndicat jàngalekat ñu déglu ko Abdourahmane Diallo. dañuy ñaawlu taxawaayam saay soo ko déggee mu tijji gémmiñam rek wax ci njàngale mi rek pour loo xamante ne day ŋàññ wala la ñuy xaar ci autorité wax jàngalekat yi seeni mbóot na doon koo xamante ne que ne jàngalekat naw na leen respect waaye ñun gisuñu mu nawloo jàngalekat yi te xamuñu fu mu ko tegu ko fenn foo xamante ne dëgër na moo tax également nee nañ que ne moom tant que mu ngi jiite département ministériel bi tant que mu ngi nekk ministre de l'éducation di comporté woo nu mu comporté woo jafe-jafe rek le système bi di am donc doo ko dégg mukk mu wax lu baax ci jàngalekat yi te ñu ngi koy ñaawlu waaw ñu ngi koy laaj parce que dafa di koo xamante ni mënul indi dal ci système bi mënul indi tontu ci soxla jàngalekat yi. mu nekkoon Omar Wari Zoumarou di secrétaire général syndicat des enseignants libres du Sénégal mu di SELS bëccëgub tey jii bëccëg la goo nga xamante ni ñiy yëngu ci wàllu banque yi maanaam di fa dem wala di fa denc seen i koppar di client yi dañu ni nag duñ ca dox duñ ca wax mu di journée morte li ko sabab nag moo di dafa am yenn ci ay bataaxal yoo nga xamante ni kuréel gi gën a màggee ci wàllu finance war cee doxale mu mel ni nag am na ci banque yu bari yoo nga xamante ni dañoo tëtti ci ni mbir yooyee duñu ci jéem a doxal lu day ni ni loolu nag moom moo sabab clients et sociétaires des institutions financières ñoom nag yëkkati seen kàddu di naxar lu ne mel ci leeral Ndeye Dime Ndaw. guichet automatique yi nekk ci booru université Cheikh Anta Diop ñu song ko mu mel ni fii ñu bëri xamuñu woon ni tey jii dañu ko journée ci banque yi. ma ko woon sincèrement parlant yéegu ma ko woon non su ma ko xam waaw mort rek kon comme citoyen la kon waruma koo def quoi. lii moom itam lu ni mel xamu ko woon waaye lu mu rafetlu la ndax gis na ni banque yi li ñu leen di teg ci ay jafe-jafe métti na lool la. man dama bëgg am compte épargne mais à chaque fois il faut fii ubbi fii compte yow boo bëggee denc sa xaalis rek il faut que ñu laaj la bon wala ji def ay pénalités yi nga xam ne bon c'est juste pour garder de l'argent jaaduwul. ñenn ci ñi jëflanteel banque yi du ci ëpp mel ni comptable yi xam nañu bis boobu ku ci mel ni waa ji waaye nee na ñàkk pexe rek moo tax mu ñëw tey jii jël si xaalis. ñun dañu am benn urgence boo xam ni mun ñu woon toog noonu quoi mais sinon bon naru moon ñëw. banque centrale mesure yu mu jël mesure yu baax la mais nag malheureusement banque yi defuñu ko. nit ñi mun nañ xëy boycotté benn jour ñaari jour mais mënuñu ko weesu. surtout ni day taxaw su boobaa. ubbi compte wala di ko tëj te doo ci fay benn dërëm loolee bokk na ci xeex bi association bi taxaw yi ak sociétaires yi nekk ci institution financière yi taxawal tey jii ñu bëri ñu dajal nag donte rafetlu nu ñu mel waaye gis nañu ni loolee banque centrale rek ñoo ci mën dara ñoom ñu jël seen i dogal war a topp ba sës banque yi ngir ñu jëfee yooyee dogal. Ndeye Dime Ndaw fukki poñ ak juróom-ñeent la ñu daal di jël ñu war ko jëfee bokk na ci loolu ay service bancaire nit ki mën di ko jëfandikoo. banque yoo xamante ne nag nu leen neex nañu doxale ci wàllu woowile lu aju nag ci ab waxtaan diggante secteur privé national ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yi UNACOIS national kon Union nationale des consommateurs industriels du Sénégal di UNACOIS ñoom ñoo ko sooke dañu nag secteur privé bi li ñu bëgg rek moom moo di gën a dugal ci lu jëmmal réewum Sénégal waaye itam ñu am genn kàddu te ni ëllëg bu ñu war a toog ak Sénégal ci kàddu boobee la ñuy waxee ndax ñoom ñëpp dañuy maase ànd ci loolu nag moo sabab
te ni niki tey di ci seen biir ñoom secteur privé bi Abdou. ñu dajaloo ñoom ñi lee di yëngu ci secteur privé bi bëgg ànd di xàcceendoo ak dóorandoo seen kàddu doon benn. tey àddina bi nekkatuñu comme il y a 10 ans ou 20 ans yëpp gaaw yëpp dafa jaxasoo ba nga xam ne pour ngeen am doole il faut ngeen nekk benn ñoom nag ñu gis loolu xam loolu woo képp ku yëngul si mbirum koom-koom ku si nekk am nga si identité c'est-à-dire ku nekk am nga loo xam ne si ngay yëngatu par rapport ak say entreprise wante nag dafa toog mën a xalaat benn xalaat mën wax benn wax état bi xam ne kat ñii di ñuy waxal ñii ñu jàkkaarloo dañu déggoo benn kàddu lu ñu am. yi na ma amal ab ëtt bu ñoo seetantey xalaat secteur privé bi gën a am doole way falu ñi gën leen bàyyi xel. ñu ñooy créer emploi état du créer emploi secteur privé ñoom ma créer emploi ñu ne kon nag garder ci li nga yor téye ko mais jot na nag ñu toog waxtaan. di xàccundoo di dóorandoo di waxandoo ci benn baat. bon union fait la force. ku fi mën a nekk da nga wax ñun wala li nga bëgg. ñun waa secteur privé ñu gën a jaxasoo gën a mën a di gisee gën a mën di waxtaan pour que état bi xam ne tey patronat bi secteur privé bi benn kàddu rek la am. teewul organisation bu ne garder ab identité am seen kàddu ànd doon benn ngir gën a mën a défendre seeni intérêt. jëfandikoo jumtukaayu xarala te jamono mu di technologie de l'information et de la communication nees mën di def ba ñu di jëfandikoo ci gën gi anam loole nag moo sooke ñaari ubbi nañu ko niki tey suba Ndakaaru ndaje moomee nag mboolem ña xamante xam dafa màcc jëm ci wàllu wi doon ay kilifa kër liggéeyukaay nekk xalaat ak expérience ba nga ca am moom la ñu fay waxtaanee ngir ñu mën a weccoo ci leer Laminata Dramé. lu ñu mën a ci ñaareelu forum bi mooy ren ji ARTP fas yéene na amal bi la liggéey jëm ci wàllum audit njëgu service télécommunication yi. at bu nekk comme ni ñu yoon bi sax dañu war a def li nga xam ne moom mooy càmbar coût yi nga xam ne moom la opération parce que il faut ñu xam est-ce que coût bi nga xam ne moom ñuy pratiquer li ñuy wax comptabilité ndax méngoo na ak comptabilité analytique bi nga xam ne moom moo nekk ci suuf parce que da ngay wax ne damay jàngam parce que nangam ak nangam dugg na ci composition coût bi donc loolu dañuy vérifier. njaay mi jaarale ko ci internet bi bokk na itam ci lu yitteel ARTP. il faut que le téléphone soit disponible. il faut quand même qu'on ait du haut débit. il faut que ñu am li nga xam ne moom mooy la large bande. il faut que quand même pour mun a asseoir li nga xam ne service à valeur ajoutée yi nga xam ne sénégalais yi dinañ ko mën utiliser il faut que préalable yooyu ñu régler ko. ARTP nag fa ne formé bu baax acteurs yiy yëngu ci wàllum télécommunication fii ci Sénégal. gàmmu Tiwaawan nekk ci wàccaay gàmmu di màggal gan ak àdduna ngën gi mi def di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wàccaay ni ki démb comité d'organisation gàmmu bu Tiwaawan daje nañu ak ministre de l'intérieur ca ministère de l'intérieur la ñu doon amalee seen ndaje daanaka jàpp nañu ni lépp dina mat bu ñu yeggee ca bés ba burdu bi sax koy seenu ci ay bés bële di ñëw ñu daal di koy door fukki fan gannaaw bi fukki ñu nuppalu fukki ñu amal gàmmu Tiwaawan gàmmu 15 jàpp nañu nag ci ay conditions yu mucc ayib lañu ko namm amalee ci leeral góor ndaklu gàmmug Tiwaawoon gi des rek ay fan yu néew tax ñi di autorité administrative di dalal xel yi ginnaaw ba ñu xam leen ni matuwaay yëpp jël nañ leen ngir gàmm gu muy atum 2015 def nañu benn comité départemental def nañu aussi réunion ci région bi muy CRD bi léegi nag ñu yëggal ko bés kaw ci niveau national lu ñu ci gis daal ci waxtaan bi lu ñu ci amagum mooy en tout cas sant ñëpp gërëm ñëpp ci seen taxawaay ci seen liggéey parce que mel na lépp sotti na muy nag li nga xam ne moom la ñu bëggoon yokk tamit comme objectif parce que maanaam ñu ci lu ñu njëkk bokk def leen gépp li nga xam ne daal en tout cas gàmmu gi du am benn gàllankoor. gàmmu Tiwaawoon édition 2015 comité bi ngànk wàllum organisation bi di rafetlu tax autorité yi ginnaaw ba ñu joxe seen engagement ci bés boobilee ñoom dëppoo bu baax li ci des nag di xaar beneen daje bi war a amaat Tiwaawoon incha allah
ci ñàkkul bal ci période bi bourde bi di am foofu nag la ñuy saytoo saytu bu mujj yëpp ci jëm ci ku nekk li nga xam ne loolu nga engagé fan nga ci toll mais daal ñi ngi am yaakaar baax ne ak ñaan yàlla ñu yegg ci gàmmu gi mais daal li ñu barakallahu dal na suñu xel yàlla ko yàlla mottali te dëggal ko. ci teewaay kilifa diine yi bokk ci communauté Tijaaniya jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew ak i service am wane seen taxawaay ngir dooleel lii di taalibe yi ñu bañ a am ci waawoon. Góor Ndak Lo jaajëf ci noonu la ñu daal di tàbbee ci ñaareelu xaaju xibaar yi ponk bi ci jiitu xibaaru tàggat yaram lay doon. maaleykum salaam El Hadj Mamadou Ndiaye Doss. ci weeru janvier lay fësal liste joueurs yi nga xamante ni ñoom ñooy bokk. ñu jàpp ko ca Guinée équatoriale kii di Alain Giresse di tàggat gaynde yu Sénégal yi wax na ni ñaari fan ci weeru janvier dina wax ñi nga xam ne ñoo war a jongante boobee Coupe d'Afrique des Nations bu weesoo loolu ñi nga xamante ni si ñoo bokk ak poule Sénégal am na sélectionneur yu tàmbalee génnee seen liste ci Gourgouf mi tàggat fennek yu Algérie yi génne nga xam ne ñoo war a jongante 23 jours lañu ak 7 réservistes gis nañ sax tey ci suba ci presse bi ñu wax ne am na kenn koo xam ne d'accordul ak am moom waaye suñu tàggat kii tàggat gaynde yi Alain Giresse moom wax na ci naka la gaynde yi war a préparé woo ci yan condition tamit lañu war a nekk Alain Giresse ñu teewlu ay kàddoom. Si on est bien physiquement, on fait des... taxaw nañu physiquement ñu récupérer bu baax tey def ay effort loolee mën na am solo lool waaye loolu yëpp il faut ñu amal ab liggéey scientifique jour bu nekk mën nga mesurer ci fonction say capacité waaye il faut ñu gis qualité yooyu ci ñoom bu fekkee ne jour bi dafa nekk en forme lu ni mel dañ koy maintenir waaye bu loolu amul dinañ fexe relever ko. C'est tout un travail qui est déjà commencé. loolu sax ab liggéey la boo xamante ni si préparateur physique bi tàmbali na ko ngir rek jour yëpp nekk au même niveau waaye jour yi nekk championnat anglais yi ci jamono ji ñoom ñooy gën a nekk en forme ndax ñoom seen championnat du am arrêt dañuy continuer naam sax fête Noël yi dikk na contrairement ak ñi nekk France ñoom day am trêve loolu moo waral kon liggéey bi dina métti lool ngir jour yëpp daal di adapté wu liggéey bu mu ci mënti doon daal dinañu ko tàmbali ngir rek ak mbetteel bañ a am ci ñun. Vous voyez peu toute l'adaptation, tout le travail de précision qu'on doit faire. Soxna Falkan lu aju ci wàllu classement sunu gaynde yi nag ñoom ñoo raw Afrique du Sud waaye ñenn ña ñu bokkal poule ñoo leen jiitu. ci statistique la ñuy waxtaanee ci noonu ni Afrique du Sud musul dóor gaynde yu Sénégal waaye ñeneen ñaar ñi nga xam ni ñoo bokk poule ba moo ñu mujjee dóor en 2006 1-0 ñi nga xam ne ñooy waa Algérie ñoom ci juróom-ñeenti jogante yu am yépp juróom ya ñoo ko gàddu ñaari yoon rek lañ leen mën a dóor loolu mbébét am jàngatu président Lamine Gueye. ndey Sénégal nekk ci groupe C bi mën nañoo am xel mu dal jëmale ci Afrique du Sud ba fii amul benn jongante boo xam ne ci digg bi moom Afrique du Sud am na ndam ci kaw Sénégal kon ñu mën a jàpp ne ñaareelu bëccëg bi nga xam ne moo leen di boole Sénégal war naa des ci dàbbali performance boobu mu am ci kaw bafana yi match boobu nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier lay am ca Mongomo waaye balaa ñuy laaleeg Afrique du Sud ñoom gayndey Sénégal war nañu seen ndorteelu Coupe d'Afrique des Nations bi leen war a booleeg équipe loolu fukki fan ak janvier André Ayou ak ay coéquipiers ñoom ñoo mujj ci kaw ci benn bal ci dara la woon ci atum 2006 ci Coupe d'Afrique boobu nga xam ne Égypte moo ko Égypte moomu mujjee éliminé Sénégal mi jàlloon ba ci demi-finale yi seen dernier match ñoom gayndey Sénégal Algérie la ñu war a laaleel Algérie nag observateur yu bëri dañu jàpp ne mooy équipe bu Afrique bi gën a xarañ ci ndax boo yëree diggante Algérie ak Sénégal li weesu Algérie moo toog ci kaw Sénégal ndax ci juróom-ñeenti jongante yi ñu jongante Algérie am na ci juróomi ndam la ci am yeneen ñaari jongante yi ay match nul la waaye lii ay yàgg ba mu mën a impacter ci terrain bi ñu jëm mu des nag ci Sénégal ñu wàccaay gu mucc ayib pare pour mën a jël benn ci ñaari place yi nga xam ne moo lay yóbbu deuxième tour foofu nag boo fa yeggee lu ne mën naa xew. Senghor gone yi am moins de 20 ans di maanaam sunu gaynde yi dinañu jàkkaarloo ak ñeeyu Côte d'Ivoire yi. ñeeyu Côte d'Ivoire yi loolu yëpp wàccaayu Coupe junior 2015 bi war a am fii ci Sénégal. mars jàpp 22 mars ci noonu wàccaa gi moo tax ñuy amal ay match xarito ginnaaw bi nga xamee ne ay bis bi ñu génn amaloon nañu ab mémorial ma wadd daje ak waa Mali
ci stade Caroline Faye bu Mbour la ñaari yoon lañu dajee Mali sax mujjee jël lu ni mel tey jëlee ci Côte d'Ivoire waaye le 19 ak moom ngir lépp wàccaay gi gën a mat ci yi nga xam ni Joseph Koto moo leen di tàggat ci centre François Jules Bocandé ngir daal di fay amal seen ay préparation ba tey ci tirage bi dinañu ko amal le 20 décembre ngir ñu xam ku ñu bokkal pour la. buñ ca jógee nag gala ANPS ci la ñuy daal di tàbbi xam ngeen ni dibéer la ñu koy amal waaye ndimbal tàbbi soxla nañu ko ni ñu koy xaar ndaxte budget bi bouclé ANPS démb la doon daje ak taskatu xibaar yi le 21 décembre bi ca Grand Théâtre lañu war a amal seen gala 14e édition bi mu mel ne ci jamono ji soxla nañ ak njàppale gu jugee ci képp ko rek gi nga xam ni moo ëmb association nationale presse sportive ngir ma seen gala boobu mu daal di jaar yoon Aïcha Camara teewoon na fa. juróomi fan rekk des ci juróom-ñeenteel édition gala bu association nationale bu presse sportive bi muy gala bu ñuy amal at bu jot ngir sargal sportif yu gën a xarañ ci at mi 20 millions ci suñuy koppar la ñu xayma budget bi waaye ba fi ñu toll nii matewul. ci 20 millions yi peut-être am nañ ci 12 13 bu ñu jàppee ñi nga xamante ni def nañu promesse ñëwagul mais def nañu promesse. ren lépp luy xew ci bile gala daañu ko génnee ci benn télé. 2STV donc a accepté de relayer cette fête du sport sénégalais. bu weesoo ñeenti lauréats yi muy Sadio Mané Ibrahima Diop Gorgui Sy Dieng ak Bombardier ANPS dina sargal ñeneen ñuy yëngu ci wàllum tàggat yaram. na koo xamante ni ci course épique yi la nekk tuddee Mor Sina Seck. dinañu teral Mbaye Gueye bon bu ñu waxee làmb ji fii mënoo wax làmb Sénégal te tudduloo Mbaye Gueye. athlétisme aussi tànn nañ ci kenn jigéen bu tudd Fat Sisson. am na ñaari footballeur yoo xamante ni dañ leen di jox prix muy kenn koo xamante ni Oumar Gueye Samb la tudd boo jógee ci loolu nga jëm après footballeur boobu nga jëm ci beneen footballeur bu tudd Ibrahima Koulibaly. Raaya personnalité publique Eva Marie Coll Seck lañu ko jagleel jawriñ bu ñu dénk wérgu yaram fii ci Sénégal. jaajëf ci wàllu làmb la ñuy daal di tàbbi Diène Kairé moom nee na nag dina fexe ba jël ndam li ci digganteem ak Boy Baol. làmb jooju ñi di waa production ñoo ko amal mu di Diène Kairé Boy Baol ci noonee kii di Diène Kairé mi ngi adversaire am ne matukaay yëpp dina ko def daan boobee combat bi dañu ko dippee drapeau bu Médina ngir daal di màggal seen centenaire yi Diène Kairé ñu teew lay kàddu. saa moom pare nañ wax dëgg yàlla. maa ngi doon préparé lépp. waaw lépp lu la ndax dama am staff xam nga te si liñ bëgg dox. man jëluma poids sax 2 kilos laa yow xaw ma 3 kilos. mën naa ne li ma du pour moom carrière bee ko laaj quoi ak fi ma war a dem xam nga bu ma ko jël. lu yomb rek xam naa ne bëre ak moom xam nga combat la du ma ko jël kon. man damaa toll foo xamante ne sama combat final la mën naa ne. combat bu may bëre rek amul di ko jëlee a xam nga di ko jël mu oyof quoi. bu fekkee xeex rek la bëgg dinañ xeex bu fekkee tamit day jéem a muusa naan day xeex pour que mu sàcc ñun xam naa ko bu baax mais man li ma gëm dëgg mooy entraînement gëm ne bu dul musique bu dul dara bu ma ko jàppee daan ko. ca France 8e de finale yi coupe de la ligue dinañu ko wéyal Lorient ak Saint-Étienne ñooy daje Lille ak Rennes Créteil Lyon ak Monaco Ajaccio ak Paris Saint-Germain ñu wax rek ba tey ci coupe du monde des clubs Real Madrid di xaarandi équipe bu mag bi en El Hadj di xaarandi naataango bi ginnaaw bi nga xamee ne dafa gagné naka bal ci dara Cruz Azul la gagné Ramos Benzema Bale ak Isco ñoom ñoo dugal ay but ñu mel ne ñi mu war a daje ci finale ñaar ñi war a daje tey la bokk na ci San Lorenzo ak Auckland ñoo war a daje ngir mu xam équipe bu rëy bi Real Madrid kañ lay daje ci coupe du monde des clubs yooyee El Hadj. itam bëri bu doon rek nde ren moom mboolem dina ko gàddu loole doon tul lu ñuy lam-lamee ndax démb ci seen jongante bi ñeenti but la ñu dugal waaye am na ci juróom-ñaari occasion net yoo nga xamante ni dañu ko kon loolu équipe boobee amul dendoo kon ñeent ak juróom occasion yooyu ñu raté day daal di doon 11 ci wàllu làmb Diène Kairé su ma koy wax sax damay croiser les bras ndax suma doom la donte suma bàyyi bawol la
suma doom incha allah rabbi dinañu ba mu daan booy bawal ñun ñi nga xamante ni ñooy ay baayam ñun ñi nga xamante ni ñooy bàyyi Diène Diouf Kaïré daal dinañ def suñu kéemtalaay kattan ba daan ki nga xamante ni moom moo di booy bawal wax na ni entraînement yi lépp mat na def na li mu war a def te it lu mu indi rek moom dina ko ca fekk si bu dee xeex la dina ko ca fekk si bu dee bëri dina ko ca fekk si Lac de Guiers 1 ak Boy Kaïré moom Boy Kaïré dinañu gisee ñu wax incha allah rabbi Diène Diouf Kaïré dina daan booy bawal man jaay dos maa ko wax woote nga wane nga fi nga far de sama doom la waaw ragal pété day xañe wërsëg loolu Papis bàyyi ñu Diène Diouf sama doom buy ngir Sénégal yëpp jàppale sama doom mu am ndam ndax ndamal Diène Diouf Kaïré ndamal ñëpp la Papis sama mbég mooy sa mbég am li ci yéene kaay ak El Hadji Ahmed Aïdara simile coowal pétrole ba day band woowu réegul ci biir réew mi ba léegi ni la day daw coow ne coowal pétrole tim googe waaw ma ne la jeexagul de déedéet coow loole waaw nekkul am dëgg de déedéet waaye nag dañ caa bëgg lu lëndëm déedéet parce que yaay ba nuppi nag ca amoo dëgg convaincre sans avoir raison loolu nag bëgguñu ko direct info ne ma ne la gouvernement kon ba Amérique ba day daal dinay weddi premier ministre Mohamed Dionne la ilaha illallah waaw ma ne la ca dossier pétrole tim jooge waaw nga xam ne na kon daa am lu bees ma ne la am na lu bees lu ca am te Mohamed Dionne kon yëgu ko woon parce que entreprise américaine bi la di Cosmos Energy waaw moom day daal dinay jébbal na gouvernement bu Amérique ñoom kon fii ci Sénégal détaillé la ñuy def kon ci biir réew mi yëpp te gis nga ca kay googee waaw ma ne la américain yi xamal nañ kon seen gouvernement li gouvernement wu Sénégal bi kon doon nëbb yëpp ca coowal Petro-Tim joojee ma ne la gouvernement wu Sénégal ci boppam laa lay wax ni lu ci tolloog 200 ak fanweer ci ay milliards encaissé na ko la ilaha illallah ma ne la ma nga ca trésor sénégalais ba yéeni kaa gi ne premier ministre bi day waaw bu xamoon li nekk ca kay di kon du wax non day noppi waaw grand place say bi tas diggante kon nguurug Sénégal ak américain yi ci wër gi nga xam ne kon waroon nañ ko wër pétrole bi la mooy le grand perdant moo ñàkk de parce que Alioune Sall kat ñag ñuy xamal ne ñàkk na liggéeyam la ilaha illallah ma ne la ñàkk na salaire am fukki millions ak juróom lañ ko doon fay kon weer wu dee ñàkk na ko bu ñuy sukkandikoo kon te Aïda Sow Diawara nee na réew mi yëpp a ñàkk weeru golf si day wax ne ne réew mi yëpp a ñàkk américain yaa ngay dem ñàkk lam ca loon an mënoon na cee dimbali kon askanu Géejawaay fukki millions ak juróom te la tax nag ñu ñàkk ko daal du dara lu dul wax rek ak politique boo xam ne maanaam kon am soxor la sax politique politicienne rek muy politicien yo opposition bi journaliste yo lu njiig daal ñëppay njaat man Aïda Sow Diawara maa ko wax Omar Faye day la mu wax ca grand place nee na premier ministre bi day jàppale gi nga xam ne kon doon na ko jàppale Alioune Sall waaw booy xool ba ca biir sax da kaa gën a dugal marté Italie la ilaha illallah parce que Alioune Sall bu ñu sukkandikoo ca la nga xam ne kon moom la ñu xaatim signé ko ca way mbootaayu xeeti des Nations Unies ngir xeex wàllu corruption waaw mais Alioune Sall APPE la maanaam personne politiquement exposée lu tax ma wax loolee man Omar Faye mooy Alioune Sall ay cëram a tax premier ministre bi nag léegi dana ko wàng parce que Alioune Sall rakku président de la République la Alioune Sall maire Guédiawaye la dañu koo fal Alioune Sall nekkoon na fi fonctionnaire kon bu ko premier ministre bi kon di défendre na leen di ko jàppale gën a garaawal kon situation yi réew mi quotidien ne coowal ArcelorMittal waaw waa PDS day weddi nañu kon premier ministre Mohamed Dionne ba noppi nag daal dina xarlu négociation secrète laqatu yoo xam ne kon moom la nguur gi kon nekke woon waaye tamit chiffres yi nga xam ne kon moom lañ ca joxe du dëgg loolee amul waa PDS yamuñ ca parce que nee nañ am lëndëm nag am na ci avocat yi nga xam ne maanaam ñooy layal nguur gi ñan ñooy avocat yooyee le quotidien ne kaay ne xaalis bi nga xam ne nag doon nañ ko fay avocat yi kon ci coowal Mittal waaw waa PDS lañ bëgg xaalis ba ca boppam kon lañ bëgg xam ñaata la waaye tamit turu avocat waa PDS ko gée ci Walfadjri ne gis nga premier ministre bi juróomi giraawaali la def di ay horreur la kon horreur la di ay erreur loo xam ne kon du dëgg waaye nag tontu du forox parce que waa APR ci Sud Quotidien nee nañu Abdoulaye Wade ci boppam kon lañ waroon a yoon la Wade ñàkk daara Wade ñàkk ca yoon waaw doom jaa nga ca yoon de grand place doom jooje alal jolewul kon lañu koy toppee waaw waaye boo sàgganee léegi mu génn de maa la ko wax tournure extraordinaire lay jël ci ay fan yu néew ma ne la doomu Abdoulaye Wade ji léegi mu génn laa la wax te xabaar bi lu leer la li leer ba leer mooy ñeent fukki milliards ak juróom yiñ ko doon tuumal kon ca Singapour gae ak ka naqari Karim Wade waaw ma ne la Alburi Ndaw ko njëkk a wax libération daal di koy waxaat moo tax Karim Wade porté na plainte kon libération laas coowal tey bu njaay atte ba dàq nañ ko ba juróom-ñeenti fan ci weeru janvier waaye démb dee comme sabar ko tas ay poñawante waaw ba maître Yirim Thiam waxee ba nuppi waaw maître Bor Sopouy ci Le Quotidien yéene kaay tontu na ko ba mu saf
Borso Pouy yaay booy nee na ko man li may laajte sax lan moo tax ba ñu tànn la nga jiite kon suñu ëtt wi je me demande pourquoi vous avez été choisi pour diriger notre bureau cay yàlla PDS ak yeesalaat ga enquête yéene kaay ne Abdoulaye Wade day daal dinay freiné mas ba de tribune yéene kaay ne waaye Ndeye Mati Wilane ak Ndeye Ndime Ndoye d'accord ñu benn yoon kon ci tojaange yi nga xam ne kon moom la ñuy def ca UGTEL googe la ñuy sàkku daal mooy Toussaint Manga ne tekki ndomba tànkam kon ca bopp UGTEL cay problème mu PDS problème tam am na APR de le populaire ne non APR moom problème am mooy dañ ko ne kii moo jiite lii kii moo jiite lee kee moo nekk fee kii moo nekk fi juróom benni atu yàlla bañ taxawalee APR rek léegi ni la kon ci informel la ñuy yëngu maanaam nag defaraat ko kon ca base ba looloo tere neelaw kon président Macky maître Nafissatou Diop Cissé APR ci la quotidien yéene kaay nee na gis nga gars yi APR yi waaw daf cee am ñu siise marati taali laa ilaha illallah ma ne daf cee am ñu siise gis nga siis koo gae dund naa ko kon ak Mariama Sarr ministre de la femme ca Kaolack li koy mandargal mooy Mariama Sarr a ko tey bañ maa invité ci lancement travaux yi ñu doon amal kon ci samedi Kaolack tali fatti Kaolack ba waaw Mariama Sarr invité wu ma te moo ko tey maître Nafissatou Diop Cissé yemu ca parce que yéene kaay ma jamal jàngi nee na maître dee nee na Mariama Sarr rek mooy gérer Kaolack waaw maître yemu ca parce que notaire ba nee na mais une Mariama Sarr ne peut pas m'empêcher de travailler Mariama Sarr mënuma teree liggéey laa la wax termine yéene kaay ne mais Macky Sall mi est-ce que projet décret yi bu koy signé est-ce que mi ngi koy vérifier waaw parce que Mariama Sarr daal na mu gérer kon ministère am comme na mu yoree këram rek ca na muy fale nu ko neex rawatina ca direction de la famille ak direction de la protection de l'enfance ma ne couloiru ministère ya gaañaa ngay respecté rek de da ngay kaas rek parce que Mariama Sarr bañ ko falee 2012 ca la fal Ñoxobaay Diouf ca direction des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables waaye ba Anta Sarr Diako ñëwee dafaa jëlee kon Ñoxobaay daal di fay fal Ndeye Lissa Diop waaye ba Mariama Sarr kon dikkaatee daa dàq Ndeye Lissa Diop indiwaat Ñoxobaay Diouf une remplaçante remplacée mbéte football termine yéene kaay ne Mariama Sarr yemu ca déedéet parce que ba mu ñëwee ca direction de la famille waaw daa fal Koumba Thiam Anta Sarr boobu ñëwee dafaa jëlee Koumba Thiam daal di fay fal Astou Diouf waaye nag rëbaloot ba Mariama Sarr dikkaatee daa dàq Astou Diouf indiwaat Koumba Thiam la ilaha illallah une remplaçante remplacée mbéte football alaaji buur la kon alaaji tëjal El Hadj Ahmed Aïdara jaajëf yéen jërë ngeen def di ci ànd beeg la première télévision urbaine du Sénégal xibaar yi fii lañ ci am ak yéen di ñaan suñu borom bi defal ñu mut xiitaluñ ci géeju xéwle gi teranga jàmm ak jàmm